mbokku téléspectateurs yu Walf TV ñu ngi leen di ziar di amati mbégte lool Dakarlo yéen ci biir Walf TV tey nag le àjjuma comme la koy defee saa waxtu joti seen émission sortie di leen nag gunge bu baax a baax ci anam gi nga xam ne noonu la dëkk bi di doxee sortie nag yemul rek ci homme politique yi wala ci yeneen i secteur waaye dañuy dugg fépp foo xamante ne ni rek mën nañ fa jëlee actualité ak képp ku mënta doon ñu fekk ci la ci sa diwaan ngir waxtaan ak yow bi la yoon nag sortie daal di nag gëstu bu baax a baax ñi leen ndax na ma du suñu mbokk lutteur bi ki ci gën a fës nag fan yi ñu koy tudd bokk na ci Lac de Guiers 2 gannaaw bu mu amee combat wam bile ak Modou Lo dimanche gi weesu li ca tukkee yëpp dinañ ci waxtaan ak moom tey moom mooy suñu gan waaye mu dalal ñu ci diwaanam ci Géejawaay moom mi lee di Lac de Guiers 2 sax la ñuy bàyyi mu nuyonteeg mbokk téléspectateurs yi laataa ñoo soobu ci waxtaan bi Lac de Guiers 2 ñu ngi lay ziar di la nuyu bu baax a baax. waaw ñu ngi dolli ziar di nuyu kilifa diine yi di nuyu axlu làmb di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi bëgg Lac de Guiers numéro 2 di nuyu waa àdduna gi ñëpp fépp fan sa Lac de Guiers numéro 2 nekk rek maa ngi koy ziar. borom 17 combats yi 12 victoires nga am benn sans verdict am tamit amoon benn défaite waaye yokk na ci bu Modou Lo bi muy 2 défaites. du ñu waxtaan nag te dooruñu ko ci li nga xamante ni moom moo jëm nag li ay di ñàmbat ndax li ñuy waxtaanee tey bokk na ci sa combat sa diggante ak Modou Lo bu ñu xam naa ne image sax dinañu ko won ci suuf mais laata ñu dugg ci biir combat bi lan la ñu mën a wax ci ginnaaw combat bi préparation combat bi la ñuy wax déjà. waaw préparation combat moom xam nga combat moom dafa nekk li nga xam dafa metti parce que duñ ne combat boo xam ne dañ ko préparé pendant 1 an 3 mois nekk li nga xamante ne metti na trop waaw noppalu wuñ ci benn boor sur tous les plans. waaw entraînement yi daal metti na trop trop. bu ñu jógee ci entraînement bi jóge ci lépp dimanche gi jot bëccëg gi jot nga war a jóge Guédiawaye wutali ji nag stade Léopold Sédar Senghor ngir war a mën a jàkkaarloo ki lee nga xam ne moom moo di Modou Lo bi ngay dugg ci biir combat bi dégg nañ ci ay coow maanaam laataa ñoo dugg ci biir arène bi. buntu bi lan nga fa daj. waaw buntu bi moom sonn naa fa trop parce que ba ma ñëwee ci buntu bi avant loolu dañ ñu joxoon benn liste boo xamante ne kenn ku nekk da nga am fooy jaar. ñu dem ba ci biir ñu am benn porte bu ñu war a jaar ci porte boobu noonu Modou Lo mu jiitu ci stade bi ba mu ñëwee def na lu mu fay def yëpp man ba ma ñëwee dama sonn ci bunt bi. maanaam yi lu nekk laa fa daj ci gémi yi foofu noonu ñu ne par force fi Modou Lo tuur gàllaaji fa laay wàcc. te boobu miine na ko ba noppi. boobu miine nañ lépp foofu noonu ma ne garaawul ñu wax ba sonn gémi yi ne oto bi dafa bougé. foofu la oto bi taxaw. léegi temps bi di gën di dem xamala muy gën a metti sama côté ñu ñëw ñu ne ma daa wàcc foofu si laa wàcc njaqam yi mu toj foofu yëpp laa wàcc foofu laa wàcc soo ko dugg ci biir stade bi mais sonnoon naa trop ci buntu bi parce que ni ñu wax buntu xatalee moom dafa metti trop. metti na trop buntu xatal bu mel nan. ci lépp loo xam ne par exemple nga ñëw nga bëgg a wàcc ëllëg ñu bàyyi la ba sa oto avancé ba ci biir tuuti ba nga xam li ci des bareetul pour nga jot gazon yi. ñu ne déedéet foofu laay wàcc. maanaam bàyyiwuñ sax oto bi yegg si ba ci gazon pour ñu mën a permettre. ci biir kay lañ ma ko fa téye ci biir fi mu Modou Lo sotti lépp ay bagages foofu lañ ma wax laay wàcc taxaw nag ci kanam oto bi na oto bi du arrière du avancé foofu laay wàcc. man tam ma ne garaaw naa wàcc. voilà léegi gis nañ ne ci biir combat bi nga dugg see ba pare préparé wu nga quand même pour bàkk. wax ñu tuuti ci bàkk gi. waaw bàkk moom képp ko xam mbay si moom beneen affaire la bu la téye rek bu la bàkkee rek da nga yëg sa bopp. mu bàkk bu ma neex bàkk boo xam ne kontaan naa ci trop ba ma ko feccee yëg naa sam bopp. waaw. daje nga ak Modou Lo ci biir arène bi maanaam ci alentour arène bi quoi je veux dire ci dox yi ngeen dox daje ngeen. waaw daje nañ. sànnante ngeen ay kàddu. si sànnante nañ ay kàddu mais kàddu yooyu moom la. comme genre ban doon ci ñamal tuuti rek. non jaru ko. boo xam ne nii xel war na caa mën a téye tuuti. non loolu sama digganteeg moom la rek. di la sànnante kàddu xam nga rek. mais du ay kàddu yu ñaaw daal. non du ay kàddu yu ñaaw sincèrement. ñeneen des fois Modou Lo day cabaxal rek. non Modou Lo day cabaxal des fois. non waxuma loo xamante ne lu ñaaw la parce que bu ma ko waxoon rek naa la wax ne wax na ma lu ñaaw. waaw mais waxuma lu ñaaw. dañoo tooñante. waxala su ma la téyee tey du baax. non déedéet waxuma loolu. d'accord léegi bu weesoo loolu tamit dugg nañ déjà ci biir arène bi yow Modou Lo jàkkaarloo ngeen mais yow ci sa kaddu yaa ngi xam le ni que déggoo benn yoon ñi yor micro central bi tudd sa tur
turu Modou Lo rek leen doon tudd. loolu est-ce que da nga koy dëggal est-ce que yaa ko wax dëggantaan. man de. man mi sax bàyyi naa ci sama xel. mais heureusement du man kese ñi ci bàyyi seen xel bari na trop parce que man dama yaakaar ne woon boobu Modou Lo rek moom moo doon bëri parce que moom rek laa doon dégg ci sàddu. man de benn yoon laa dégg Ipo Ngare yuuxu turu Lac de Guiers à part loolu. déggaatuma ko. est-ce que tamit yow def nga benn mbir buy firndeel la yow dañ la war a tudd maanaam cëppi dem ci say supporters ñu yuuxu la gis la. xam nga xaw a am benn kii. ñaata yoon laa dem ci sama supporters. mais yow ci say kàddu nee nga mayuñu la sax nga bouger dem ci say supporters parce que ay jubi dañ la téye. non du côté boobu. ci samay supporters dinaa fa yegg taxaw bégee ak ñoom def li may def dëppaat mais su may dëpp pour dem sama place yaa ngi dégg. foofu lañ ma dul may ma jàll foofu lañ may buntu xatale. maanaam booy dugg ci sa place sa cimbikaay yi nekk. mooy ci côté sama cimbikaay ci côté kiiwu Modou Lo yi supporter Modou Lo yi noonu lay jaaree. pour dem ci sama cimbikaay. mais heure bi ma fa doon romb rek ngay mel nañ may dàq su may toj sama njàq sax ñoo ma doo ko fi toj. kon loolu yëpp dund nga ko ci biir combat bi. billaahi samay njàq sax mënu ma ko fa toj damay ñëw ñu ne ma du fii fële dama si obligé léegi ma dem ba ci kaw ba fële ci kaw te heure ma fa eggee lu nekk laay dégg ma ne garaawal ma toj avancé. ci turu supporters yi wala ci am gars yi nga xam ne ñoo nekkoon ci. am na loo xam ne dégg naa ko wala journaliste am na loo xam ne dégg naa ko sax mais du ma ko wax garaawul damay gérer. mais waxal fii la Walf TV fii la lépp. am na problème coow di jib. maanaam am na problème. encaissé naa ko. baal naa leen ci xol bu sedd guy. comme naan Lac de Guiers dafa lan. non jaru ko. waaw te doonu ko wax. non amoo benn problème bàyyi ma gérer rek. bàyyi nga gérer waaw bàyyi ma gérer. léegi bu jógee ci loolu noonu balaa ba tey ñu sëgg lan nga doon dégg ci journaliste yi ñuy wax. comme ci journaliste yi comme. pronostic bi ñu doon def ak ndax xel tey wu ceeg ndax amul benn mbir boo xam ne ni xaw na jaxase sa xel tuuti. ci journaliste yi. man sincèrement pas du ma déglu ay journaliste nag. ah non du ma déglu man dafay préparer combat am na yenn kàddu yoo xam ne du ma ko déglu. waaw. mais ci say kàddu ñu ngi xamle ne que Bécaye Mbaye bi nga xam ne Bécaye Mbaye bu 2STV. dafa xawoon jéng tuuti. da nga ko sentir ci biir combat bi. waaw ba ma ñibbisee laa gis na ne kii dafa jéng dëgg. maanaam ci ban fànn. ci fànn yëpp parce que nit pour man boo nekkee porteur de voix même boo faree sax. rafetalal rek ba combat bi jeex mais combat bi daa jeex. façon bu nekk dégg naa ko ci plateau bi ay rey jàpp ma si comme si que ne man ñëw ma woon pour bëri ak Modou Lo te ñaan ñoo doon bëri ci moo tax nga yëkkati kàddu ne yow bëri woo rek ak Modou Lo. mais kan nga doon ku xool loolu nga xam ne man bëri woon kese ak Modou Lo bari na. kan nga doon bëreel exactement. ñëpp laa doon bëreel ñëpp stade bi ñëpp laa doon bëreel. kon bu nee stade bi dama naan amateurs yi supporters yi dinañ ne par exemple promoteur bi dinañ ne. taskatu xibaar yi promoteur mooy première moom. promoteur bi. moom mooy première kooku mën nañu ko wax te di moom mooy première mais lépp lu mu def na jàpp ne man na xam ne man yëg naa loolu. kon léegi da nga jàpp ne promoteur yi moom dafa la xeex carrément moom moo ko njëkkee. ci selon yow lan moo tax mu xeex la. moom nga ne. lan moo tax mu xeex la xaw ma su ma la waxee ne lii moom moo tax xaw ma peut-être ñoom ñu am seen choix bopp choix bi moom mooy leen ci côté Modou Lo lañ far foofu lañ bëggee far en plus il est de Parcelles kon am problème. il est de Parcelles boobu laa bëgg ñu des ci il est de Parcelles pourquoi lan moo nekk ci Parcelles tax ñuy xëccoo Modou Lo pour boo ko teg sa kaw ci selon yow ci li nga wax. xaw ma lan moo tax de xaw ma lan moo tax en tout cas daal man pour man li ma mën a gis daal affaire de politique la. da nga gis ne politique dafa laxasu ci ginnaaw. non politique moo nekk ci làmb ji. ah bon. loolu ku ko gis nga xam ne làmb politique la. làmb politique la dañ leen ko wax làmb politique moom moo daw jour boobu noonu. léegi daal su ma la déggee baax da nga bëgg wax ne Modou Lo instant jamono juñ toll nii mbëru gouvernement la. man waxuma ne mbëru gouvernement bi la. dañ koo ngemb daal. mais dama ne. ku ko neex mën na far ci côté Modou Lo ku mu neex mën na far ci côté Modou Lo parce que sportif la ku mu neex na far ci Modou Lo mais leen dafa am. maanaam ñi nga xamante ne tey. ñoom ñoo war a defar làmb ñoom ñoo defarul làmb. maanaam ñoom ñoo koy jéem a yàq lii du mbëri ñoom ñooy yàq làmb mbër mënul yàq làmb parce que mbëri ñoom ñooy mayante seen biir xaalis mais li am dimanche bii nii passé nii loolu kese moom mën a yàq làmb te wax naa leen ko nañu arrière cassette bi ci ginnaaw. mosoon naa leen wax ne leen. am na loo xamante ne buñ ko bàyyiwul
làmb daf fiy jaaree yàqu bu ñu jógee naan mbëri ñoom ñooy yàq làmb mbëri yàqu làmb de ñoom ñoo ko yàq ñoom si seen biir ñoom ñi ngànk làmb war ko defar bañ a jéng ci benn côté ba mu ëpp tey xale yu ndaw yi koo ci laaj mu ne fi ñu jéng dafa ëpp koo ci laaj mu ne fi mu jéng dafa ëpp kon donc bu làmb yàqoo rek ñoom la ñoom ñi nga xam ñoo ngànk làmb war ko defar lu mel ni bésu président de la république président sax bu seetaanee lii di nga xam ne ñii dañoo jéng ci benn côté à 100% te loolu du yoon président bésam dañ ko war a rafetal parce que ba muy jël nguur gi dafa rafet ba muy jël nguur gi dafa rafet kon donc bu jëlee nguur gi mu rafet buñ koy tëggal bésam ñu koy defal sargalu président de la république dañoo war a rafetal lépp ñaari clan yépp ñu yemale leen yaa ngi dégg yemale ñaari clan yépp mais jël benn clan kese féetee fa xam la ba àdduna ñëpp xam na ne président sax xam na ne dañoo féetee benn côté tey est-ce que ñoom dinañ am du ñu am kersa jël drapeau boobu naan ñu ngi koy yóbbul président parce que bu ñu ko yóbbulee tamit dina leen wax dina leen accueillir mais tamit yan bët la leen di xoolee parce que xam nañu ñoo jeng de trop. léegi su ma la déggee bu baax da nga bëgg wax ni que axlu lamb ñu ko jiiree yëpp dañ laa comploté. non waxuma dañ maa comploté mais dama ne la. ñoom. bés boobu niñ ko dundalee. moo dul yoon. maanaam bés bi daal dañu koo féete dañoo féete trop. nit ñi féete dafa ëpp. ba mu fës. non dafa fës jigéen ñi nga xam ne dunduñu sax làmb. ba ñu xoolee bés boobu dañ naan lii dafa ëpp. man fii laa dëkk. est-ce que du tamit. fii laa juddoo. est-ce que du tamit du ne Modou Lo dafa populaire trop nag. kan dafa populaire Modou Lo. Modou Lo ñëpp xam ne ne que voilà les gens le disent que dañu dafa populaire nit boo xamante ni nii. bayra jaa bëri. non. est-ce que gisoo ne bayra bi dafa bëri rek. nga tege ne dañ la xeex ci côté boobu. déedéet li xew ci biir stade bi ñun xam nañ ko des fois da ngay gis mbër mi ñëw indi ay supporters ñu yël ko buux ko beneen côté Modou Lo ba. loolu day am ñu ne dañuy dem toogee côté bee ñu xam ne fii place Lac de Guiers la ñu déplacé ñooñu ne leen déedéet dem leen jaar leen côté bu ne la léegi nag bu fee bu ëppee mbooloo dañ naan Lac de Guiers amul mbooloo te am na ñeneen ñoo xam ne rax nañ ci foofu noonu yeneen mbër yoo xamante ne xam nga la bëri nañu daan bëri nañu daan seen supporters yi fu ñu yuuxoo seetaan leen ko seen supporters yi fan la ñu yuuxoo côté Modou Lo lépp lu mu wax bu amul rek. nañu arrière kase di ñu xool. képp ku bëri daan. kon yow dama jàpp ne yow da nga ne dañ la comploter xeex la ba ci sa côté supporter sax dañoo jël say supporter def leen ci côté. non samay supporter de samay supporter fu ñu nekk dafa ñu ngi foofu toog. mais dama ne. tey ful bi nga xamante ne moom moo nekk stade. ñaata mbër ñoo fa bëre. bari na de. plus de 8 xaw ma 9. tey ñooñu seen i supporter bu ñu ñëwee. dañ leen di déplacer ñu ne nañ dem côté ñoom Modou Lo. tey people bi day gën a yokk comprendre li ma la wax. d'accord maanaam combat préliminaire yi. merci seen i mbooloo te xam nga ñooñu en général banlieue la ñuy jógee du ñu nangoo toog ci sama côté yi dañ leen di déplacé yóbbu leen ci côté Modou Lo léegi da nga naan lii supporters yi parce que boo seetloo mbër bu ndaw bu daan rek bu dawee da ngay gis boo tourné xool da ngay gis supporters yi fi ñuy yuuxoo waaw ci côté kii wu Modou Lo yi mais c'est normal boobu da nga naan Modou Lo dafa am kii popularité c'est normal. dégg ko léegi kon da nga wax popularité Modou Lo wàññeeku na. non waxuma wàññeeku na de. li mu am yàlla ko jox. te yàlla na ko yàlla yokkal. mais dama ne. bu ñu wax ne Lac de Guiers idul supporter Lac de Guiers ay supporter am ñëw nañ. ñu des ci si biir sax moo ëpp que ñu dugg. ñu des ji moo ëpp ñu dugg mais li am moom mooy li ma la wax. tey boo jëlee mbër bi indi 5 quarts nga dem yu sotti ko côté. kii wu Modou Lo mbër mi am 3 quarts nga dem sotti ko côté bi xoolal sama côté ndax am na benn quart boo xamante benn supporter diw sax ndax mu toog na fa. foofu laay waxee. bu ñu jógee ci loolu léegi dañuy dugg ci combat bi. avant combat bi da nga doon yëkkati ay kaddu ci yoo xamante ni nii mosuñu koo xalaatee ci Lac de Guiers 2 ñëpp xamoon ne ne Lac de Guiers 2 bu ñuy signature contrat day noppi du wax maanaam. du wax loo xam ne day firndeel action. mais ñëpp xam ne ci signature contrat yu bëri boo jàkkaarloo ak Modou Lo rek da ngay yëkkati ay kàddu ba ñëpp daan yii tey moom Lac bu tëyee Modou Lo moom dara du doy mais ci nit yi ñu ko constaté nit yi ñu ko waxee dañu xam ne li nga waxoon ci biir signature contrat bi jëfewoo ko ci biir combat bi. waaw
xam nga nit ñi dañoo xamoon ni may communiquer man tey ni may communiquer bés bi lu mu laaj dama koy jox dañuy jaay combat. yaa ngi dégg kon donc bu ñuy jaay combat nu ñu neex lañ war a communiquer. yaa ngi dégg communication bu xasee ba jàll na mais bu ñuy dem ci làmb foofu yow yaay gérer sa bés. gérer bés bi moom mooy lan. mooy lu mu laaj fexeel ba li nga man def naa benn sorte boo xam sama diggante ak Eumeu Sène. ma dëggal sa bopp waxee nu ma neexee ñëw bés ba mu ñëw dëggal sa bopp. Eumeu Sène ñëw ne ma coppet dëj ma topp. yaa ngi dégg. kon donc am na yenn communication yoo xam man sama diggante yi gi ne dama ne ko may naa la 3 minutes ba ñëwee bés ba lan laa def damaa changé stratégie. kon donc bu ñu basé wu ci wàllum kii tout ça face à face yi face à face mën nga waxee nu la neex. maanaam face à face nit waru ci mën a juger nit. voilà jaay sa bopp xam la jaay combat bi ba nit ñi xam na ne yow mi jaay nga lii. léegi nag bu bés baa nag bu ñëwee yow yaay gérer. yow yaay xool ni ngay doxalee lu dal sa xel nga def ko lu dalu sa xel bul def loolu la. d'accord kon fu ma la déggee bu baax moom mooy que yow signature contrat bu ko askan wi tëkkale ak combat. signature contrat da ngay jaay combat bi. bokkut ak li ngay kii. mais. da ngay xool ci boxeurs yi. boxeurs yi mag yi nekk Europe. ñoom li ñuy wax ak bu ñu ñëwee ni ñuy gérer seen bés. du bokk ak la ñuy wax ci face à face. d'accord bokkul. léegi bu ñu ñëwee ci combat bi. gis nañ ni que def nga action quand même def nga ay action mais action yi daal dafa néew trop. ci gis-gisu nit yi. waaw man action laa fi def loo xam ne loolu néew na man lépp lu ma def. ma def naa loo xam ne ay erreur la sax. yan genre. non si mooy ba nga yëkkatee ak tànk Modou Lo bi dem ak moom. ba ma demee ak moom. foofu moom ñëpp nee woon nañ si sayee Modou day daal. lu tax nga bàyyi. parce que dafa rasu. lu tax mu rasu. nit bu ñu la yeggee fenn boo rasul da ngay daan. lu tax nga koy bàyyi muy rasu. non si parce que nit ki dama ko yegg foo xam ne foo sori la li ko ciy génnee mooy mu rasu comme nee na man rasu rek laay def bés boo dafa pourtant rasu na de bu taxawoon day daanu. bu taxawoon sur place ma song ko noonu day daanu mais li ko ci mën a génnee mooy rasu bi mu rasu. mais yow tamit rasu nga parce que génn nga aussi. non man moment bi may génn. mooy moment bi nga xam ne dañoo xeex loxoom ba mu ñëwee sama bët la dugg maa ngi naan sama côté ba ma arrière génn parce que c'était pas normal may xeexee benn bët loolu mënul nekk. waaw ba ma génnee xam naa lii danger la ma génn woo sama coach bi ñëw ma ne ko sottil ndox sama bët. foofu sentir nañ ko. xam nga ma ne ko sottil ndox parce que suuf si mu ngi daw sama biir bët bi. xam nga mu sotti ci. mais dama dem ak sama jom. da nga dem ak sa jom. sama jom laa demal ba ma dawee jël ko nag. bu rasul woon. day daanu parce que ba ma ko dawee jël sama benn loxo bi ci cuisse bi. moom loxo mu ngi ko teg sama épaule bi. yaa ngi dégg. ba mu ko tegee bu rasoo man su ma continuer mën na ma suruxal. ak sama poids. bu ma continuer rek mën na ma suruxal te bu ma suruxalee man maay ñàkk. moo tax ba ma ko dàqee mu rasu génn ci. loolu nag kenn mënu ci dara. yaram bi niinul woon. non ñun ñaar fi ñu yaram niinul. niinul woon non. kon léegi la moo tax nga jàpp ci ngemb gi nga xam ne téye nga bàyyee ko. waaw xam ngeen yéen mën ngeen toog di seetaan. mais man mi nekk ci biir géej gi man maa lay mën a expliquer. waaw loolu lañ bëgg ba ma dawee daw ko. voilà ba ma dawee jàppante ak moom dawale sama loxo ci ginnaaw ba ma dawalee loxo sama ci ginnaaw li may wax ni après ngeen teg ko seetaan ko de. ñu ngi doon di ko teg. voilà ba ma jàppee sama loxo dama ko doon jéem a dugal ci biir sengoor bi mais jotuma jàpp sengoor bi parce que dafa teñ ci yaramam sengoor dafa dem ba tafu ci yaram ba sama loxo mënul dugg léegi je me suis obligé que ma jàpp tisi bi nga xam ne la nga doon dama ko jàpp gis ba ma koy jéem a yëkkati dafa jug tuuti wàccaat ma ne lii c'est pas sûr parce que mun naay jéem a def action bu capté sama loxo mën na tourner man ma dawala sama loxo jéem a jàpp ba sonn mënu ma jàpp ma génne sama loxo ñëw jéem a jàpp ngemb bi ci ginnaaw fii ba ma defee ni téere yi nekk ci ginnaaw bari ba ma jéemee jàpp mënu ma jàpp ba ma téyee sër bi ba ma xëccee après sër bi si la wàccee moo gisoon sër bi wàcc noonu lang mu jël ko defaraat ko. waaw léegi foofu noonu laa bëgg ñu taxaw. yow bi sërëm bi ngemb bi xawee tas. da nga ko may mu defaraat ko. foofu noonu geste boobu noonu xaw na fa neex ñeen nit ñi parce que nee nañ fair play moo tax nga def ko. mais lan moo tax nga def ko da nga doon taxaw di noppalu waale stratégie la wala. man li ma entraîné ci combat bi dafa ëpp 1 an 3 mois ma koy entraîné non noppaluwuma moment boobu noonu. pourquoi kon nga koy may foofu muy defaraat ngembam. lépp loo gis calcul la gis nga nit mën nay defar ngembam. tey mën naay def ni sama ngemb
nga ne bëri ñu ma daaj la parce que mën ngay defar ngemb fekk yow sa xel lu nekk ci ngemb pour moom mu ñëw moom mooy tax man sama lépp lu may def calcul la. man damay calculer de pour yow trop. stratégie defar ngemb bi mooy loolu. nit mën nay defar ngembam nga yaakaar day defar ngembam fekk boo dawee sonk rek musiba topp la. mais defar ngemb ngemb mën na koy jéem a defar nga ne bëreet ñu mu bàyyi loxoom en tout cas lépp loo gis daal calcul la. calcul la bu ngeen ci jógee ba li am yow fan nga sentiree ne CNG lu ñu wax ni maanaam dañ la def ay avertissement dañ la jox aussi ay maanaam daan yoo xamante ni arbitralement donc ko contre wala arbitre décision bu mu jël foofu. man moom sincèrement parler xaw ma jékki-jékki naa ñu génn ñu ñëw ñu sifflé man damay jékki-jékki carton yi teg affaire yi dafa gaaw trop dañuy jékki-jékki ñëw ne lii nga def gaawal ga arbitre yi moom da nga leen di xool rek nga xam ne dañoo faral. maanaam lu koy prouver. li koy prouver. ba may dóor. xam nga nekkoon ji bii loolu moo tax su ma ko waxee nit ñi mën nañ bañ a gëm li may wax ba ma koy dóor dañoo daw ñëw. xam nga la ñu daw ñëw ñu àtte bi sax boo xoolee seen àtte sax nga xam ne àtte bi logiqueul pare nañ ñu wax nañ tuuti daw ci yëkkati loxo moroomam nga xam ne ñii dañoo far. maanaam da nga jàpp ne arbitre yi concerté wuñ sax li war. non arbitre yi moom li ñu def moom loolu c'est pas normal. c'est pas normal. jaaraluñu làmb ji ci yoon. avertissement yi ñu la jox yoon la ci yow wala. parce que quand même génn nga 2 fois. benn yoon laa génn boobu noonu il fallait que ma génn parce que j'étais blessé. tu étais blessé. dama gaañu woon ci bët. parce que moment boobu moom buy doo buy sëgg di siggi buy bàyyi loxoom waa dafa na carax sa biir bët bi parce que benn bët laa doon mujjee xool loolu moo tax ma génn amul benn làmb xool leen amul benn làmb boo xamante ne bëri naa ko la déggee de arrière amul. xam la man damay gaañu sax xam la di ko bërewaale damay gaañu sax di ko bërewaale war a dem ñu yóbbu ma ardo boo xam bonne façon ardo lañ may yóbbu ba pare ardo bi di jouer film man comprendre ma dara. léegi ardo bi foofu dama bëgg ñu taxaw fa bu baax a baax. nga ni yow dañ la woo ni la carrément da nga dem ardo da nga nàcc. waaw nga wax leen fa lan exactement. xaw ma dem naa ma ne ko lan la ñu ma dama ardo. mu ne la da nga nàcc. ba pare benn at bi ñu rëcc sama loxo rëcc c'est lu ci amoon rek ngeen ne la déggee li mu wax du dëgg. après boo leen xoolee at dafa ñu rëcc sama loxo ne acca ñu dem ardo ma ay ree jàpp ma man xaw ma. léegi nga ne ñun daal dafa mel ni nga ne leen protège dentaire bu rouge laa takk. ñoom gis nañ ko xanaa ñoom amuñu caméra mënoon nañ ko génne de bu fekkee loolu am na xaw ma fu ma gaañ sama kanam gaa ngi nii dara nekku ci dara rien du tout. kanam mënu fee gaaw a wéree. waaw wéree noonu xanaa. sama kanam gaa ngi nii. sentiro benn bu yëngatu. bul tax ma dóor sama bopp te tey maa ngi nii dara dalu ma mais man daal en tout cas affaire dafa mel ni film la. waaw kon kay dañ la comploté arbitre yeeg ardo beeg. loolu moo am ci biir stade bi. complot bi. loolu moom moo am ci biir stade daf ci feeñ ba Sénégal ñëpp xam ne lii feeñ na. ku ne nii rek ñu exécuté bu arbitre bi waxee ardo exécuté. non ba dem ba ci image du jour. dañ la yóbbu image du jour. moom la ñu yóbbu image du jour. kan tey dañ ne. ardo waaw dañ ne waaw ardo la ñu yóbbu image du jour. dinañ wane image boobu. dañ ne ardo moom mooy 5e arbitre boo xamante ne moom mooy joxe décision. ku gaañoo ku gaañuwul ah ardo di def geste yooyu noonu ba pare ñu ne moom mooy faj nit ki mu retourne encore di ma faj. est-ce te que kooku muy faj noonu. kii la gën a bëgg ki muy faj. est-ce que ardo tamit nekkul ne dafa tàmm toog ci combat rek jàkkaarloo. déedéet parce que muy boxe muy kii. loolu amul musul am man ma dalee seetaan ba léegi musuma gis ardo di bouger fenn. amul droit sax même bu fekkoon dafa far sax amul droit sax dafa yenn yi. kenn xamul fu mu féetee man daal làmb ji daal dafa mel ni day yàqu ji de lii may gis nii. buñ ci bàyyi lu ci dugal yenn yi moom day yàqu ji moom. waxoon naa ko fi te man samay wax da nga dawal ay at. loolu di ñëw di répété wu. kon lii da nga ko yàgg seetlu. si du rek ci combat ak Modou Lo bi wala combat bu njëkk bi nga njëkk a def ak moom aussi c'était la même chose. loolu bien que yàgg na c'était en 2011. waaw loolu moom mooy répété waat di ñëwaat xam nga dama ne woon bu ñu bàyyiwul li ñu def day yàqu
boobu nit ñi commentaire ñu ci woon. léegi boo duggee ci site yi combat bi liñ ci commentaire mu ëpp ko buñ ci commentaire bu njëkk ba. parce que nit ñëpp dañoo xam ne injustice bi ñuy def ci kaw Lac de Guiers numéro 2 c'était pas bien. bien que yaa ngi wax injustice mais Modou Lo bi mu demee moom aussi toog ci plateau ñoom Bécaye Mbaye dafa préciser quand même. lan moo tax arbitre bi jox ko victoire bi parce que nee na bëriwul. bi war bëriwul. da nga daw carrément action yi fa am man de nañ seetaan bu fekkee ne bëri naa nit ñi xam nañ bu fekkee ne bëriwuma nit ñi xam nañ. ci cadre boobu noonu lan nga ci lan moo tax nga firndeel ne yow carrément que bëri nga parce que tamit nit yi benn rek lañ gis benn action lañ gis bu la bëggee def mooy action bi nga xam ne jël nga tànk Modou Lo bi këfat daw ak moom après affaire bi kii rek nga bàyyi dafa yomb tamit léegi Modou la fa def dawul na ma këfat moom dam benn yoon la ko def mais yow sa stratégie ñëpp xam nañ la sa stratégie mooy da ngay taxaw di léewtoo bu dul jeex doo actionné pourquoi man maay nit ki nga xamante ne lu leer moom mooy tax a dem lu leerul du ma tax a dem du ma nekk ci bésu président de la république ma ñëw di ko coroxe du ma ko def. est-ce que tamit da ngaa ñàkk fit rek. ñàkk fit. waaw ku ñàkk fit dina bëre bu daan ay ñoom Yékini daan keneen ak keneen ak keneen. nga ne ko dafa ñàkk fit. waaw c'est vrai que daan bi nga daan Yékini. rafet na lool. waaw mais est-ce que boobu du woon ab tarxiis rek. ban tarxiis ku tarxiis boo xool na nga koy xàmmee. Lac li ngay attaqué bëriwul pourtant moom ba muy bëree Gris Bordeaux tarxiisul loolu. mais non defal ndànk dañuy waxtaan rek. mais quand même non may ma ñëw da nga indi contre Yékini nga ne. dama tarxiis ma ne la. contre moom. ak Gris Bordeaux. loolu tarxiis. contre. moo Gris Bordeaux. Modou Lo Gris Bordeaux da nga xam ne Modou Lo dafa. boo nee Lac de Guiers de liggéey ñëpp daw Yékini. moom mu ñëw jàpp ko daan ko jël boo xamante ne kenn mësu ko am ci arène bi. daan ba pare taxoo suuf. daan bi set na. daan bu leer nañ. moo tax ma laaj ñu ne ndax am na loo xam ne jarul sax di nekk. mais Lac de Guiers lii yóbbante àdduna bi yëpp la. ma ne leen de sorti laay dem ak Lac de Guiers ñëpp nee nañ ma benn question bi nga xam ne war nga koo posé te boo ko posé wu rëcc moom mooy Lac de Guiers day daw. combat am yëpp day daw. moom day taxaw di léewtoo ba gis. adversaire am na fenn fu mu rëqee rek mu profité de l'occasion daan ko. waaw mooy li ma la wax rek gis nga làmb. calcul da cee baax. mais sa calcul tamit ëpp na. mais c'est normal képp koo gis na calculé dañ koy daan jëli bu rëy mbir yi ci calculé wul yëpp tey moom mi nga xam ne Modou Lo moom noonu bu calculé wul billaahi day daanu. moom lépp lu muy daane day calcul contre moom ak Eumeu Sène a ngi fi dafa calculer ba am lu mu bëgg keneen ak keneen kon donc làmb képp koo xam ne calculé wul da ngay daanu par force. est-ce que du calcul boobu moo tax sax Modou Lo nii dafa sentir ne ci seen biir combat yow da nga ragaloon. man ma ragal Modou Lo. mais loolu la kon wax nag naa bàyyi làmb nag léegi. mais loolu la wax de. ma ne naa bàyyi làmb dafa sentir ci seen jàppante ngeen bi yow da nga ragaloon. man dama ragal. waaw Modou Lo moom mooy ragal boppam mu ndaw boobu moom mooy ragal nga naan Lac de Guiers moom moo ragal waaye yow waaye ma waay. ne Modou Lo boobu dafa ndaw. waaye yow comme mel ni kur feeñ nga naa may kii nga naa may. d'accord dof noonu. dinañ ci dikk mais lan moo tax quand même yow nga ne sa stratégie mooy taxaw di temp di xaar est-ce que tamit loolu. jëmal na kër. waaw dama lay laaj benn affaire ban ma xamee ba léegi teg leen samay combat. ba ngeen ma xamee ba léegi ndax man mos naa changer stratégie. mais tamit Lac de Guiers tamit foog ñu waxtaan daal mënoo fee toog. naan yow mbër nga da ngaa am fit da ngaa toll si taxale bu ndaw nga te doo attaqué doo jéem a def dara da ngay taxaw nii rek. waaye ban combat nga gis ne man ban combat nga gis xaw a tarxis nga xaw ko mbas. waxuma la ban combat nga mës a gis ne man attaqué wu ma. yow. waaw. sa combat yi may seetaan de yàgg naa seetaan say combat. déedéet kon yow ba nga ma commencé seetaan dafa mel ne yow ci 2017 bii nga ma commencé. ci àdduna bu ko waxati. dañ nga ma commencé seetaan yàgg naa la seetaan. man ci claf bu ma dugg ñëpp maa leen songu. waaw claf moom dégg naa ci. mu ngi noonu. say kon jaloore yow fekkee woo samay jaloore ñoom buñ ko génnee teg ko dañ xam Lac de Guiers moom mooy kan réellement. sa diggante ak Papa Sow da nga doon rassuré. sama diggante Papa Sow. waaw. yow sama diggante Papa Sow yéen xanaa yéen kooku est-ce que mbër la sax kooku ah kooku du mbër ku toll nii. kooku du mbër waaw. dafa ndawoon trop ci sa bët. non man konkorong du ma daan. mais man mënuma comprendre par exemple sa diggante ak Modou Lo yow Modou Lo visiblement ñi toog ci seen télé di leen seetaan bu ñu xoolee rek dañ naan
xamul dara quoi danaan waaye kii da koy daan waaye. parce que da nga ko ëppoon trop ci combat bi. waaw nit ñi mën nañu wax loolu moom mais jaanu bu ñu jàmbur da daan daw waaye day. non déedéet xanaa xam nga Modou Lo moom xam nga moom balaa moo bëri nga daw sonk mu def grimace daw dugg génn jaxase la ak àdduna. jaxase la ak àdduna moom noonu lay bëri dugg génn bàyyi loxoom dugg génn ñu ne Modou bëri na. cëppi. taxaw fii génn fële taxaw fële nga ne kii de tey moo rey nit ki. fekk fan nga mës a gisee Modou Lo daw ñëw songu nit jël tàngam. waaw mais au moins moom mu ngi cëppi. mu ngi cëppi. mais yow da nga cëppi mais man du ma golo. moom it du ma golo nit laa damay taxaw benn place bëri ak yow dal ci mais moom nag cëppi mi yooyu moom la jik. maanaam yow daal bëri bu am classe ngay def. toog doo takk doo salté doo kii. du question bëri yu am classe gis nga ma wax la benn affaire man sama combat ak Eumeu Sène bi sama tuñ bi. dafa xar ba su ma defee nii sama làmmiñ day génn ci suuf. mais ñëpp xam nañ ne ñëpp xam nañ ne combat Eumeu Sène c'est toujours comme ça xadar lay demee. waaw mais noonu la moo tax ma ne leen. moom gañ perte lay def non boo nee ragal dina ma xaw a jaaxal trop mais ñi nekk ci làmb yëpp mbëri nga xamante ñoom ñoo war a dajal ak Lac de Guiers numéro 2. am na ñu bëri xam nañuy tegg Lac de Guiers 2 parce que xam nañu bu ñu dajee ak man dinañ xeex dinañ bëri mais nañ dem ba ci kanam yàggatul dara. waaw. yàggatul dara en tout cas dinaa leen wax benn affaire lu làmb laaj. léegi xam naa léegi damaa xam. mais est-ce ma ñëw damaa xam léegi. lu làmb laaj. lan la làmb laaj. li làmb laaj dinaa ko def. te dinaa dem. dinaa ñëwaat te li mu laaj dinaa ko def te bés bu ma amaatee beneen mbër. dina xam ne daj na Lac de Guiers numéro 2. lu mu laaj nag dinaa ko def ci làmb. li làmb laaj parce que xaw ma woon ne. ñii la làmb di doxee. li làmb laaj mooy lan dafa am ay. non loolu ñun la conseil li may wax nii mbëri dinañ ko xam bu baax. mystiquement dañ la jàpp. non déggu li ma la wax dama ne. du question man mystiquement bu ma ci jàppee dina ma jaaxal trop mais dama ne. léegi làmb. kon la moo tax nga ne làmb dafa am lu muy laaj loolu moo ma jaaxal. parce que milieu seytaane la il faut nga ànd ak ñoom doon seytaane te bés bii nii li muy laaj dinaa ko def li bés bu ma matee combat. dinaa dem dinaa ñëwaat te li mu laaj lépp dinaa ko def dootuma mayete lu toll nii. kenn lépp laay fat. mais est-ce que tamit stratégie bi nga taxaw kemp ci ni doo ci jóge. boo ko continuer di nga am adversaire. moo tax ma ne la ñu ngi dem ñu ngi ñëwaat. léegi kon da ngay stand by. déedéet loolu du ma ci wax kenn dara ñu ngi dem ñu dinañ dajawaat làmb ji li ma ci moom. dama ko non jël mais Lac li ma ci moom dinaa ko jël par force. mais Lac da nga ne ñu ngi dem ñu ngi ñëwaat. waaw maanaam da ngay am benn pause. non parce que boobu boobu la ngay waxee ne ñu ngi dem ñu ngi ñëwaat. non man wax ñëwul. non waxuma la li Balla Gaye waxuma loolu de. dama ne la. nit boo jógee ci combat di nga préparé wu waat. waaw xam la jugaat ci sa bopp. mais xanaa ñaanoo yàlla defaat année blanche. non déggu li ma la yow nag ni nga may corxee daa métti dama ne. corxo dama lay laaj rek ay question waaw da ngay def ndànk. laaj la tontu. non dafa nga def mais laaj bi nag day ànd ak dal parce que nit ñi dañuy déglu. mais mënoo folore dara. waaw mu nekk benn mbir bu am solo. waaw ma ci pointé il faut tamit nga leeral. waaw maa ngi ñëw. voilà maa ngi ñëw dama nit bu jugee ci combat xam la mu am nu mu fa demee maanaam décision arbitrage jël ko jox ko nit ki boo génnee ci combat boobu di nga dem defaraat sa yaram waaw wala déet. boo demee defaraat sa yaram di nga ñëwaat te dem ñoom li ñuy bañ. day nekk sama loxo par force ci kàttanu yàlla. lan la ñuy bañ. li ñuy bañ laa wax ñoom. li ñuy bañ nee nañ Lac de Guiers numéro 2. du téye làmb ji te fii laa leen ko waxee. dinaa ko téye mu neex leen mu naqari leen bu ñu sonal sax seen bopp. kon da nga bëgg wax ne Lac de Guiers 2 tôt ou tard roi des arènes. dinaa ko téye di ci kàttanu yàlla. ci loxo kan nga xam ne la jëlee. xaw ma yàlla rek moom moo xam. mais ñëpp nee nañ ak défaite bii nii defoo échelle de. defoo échelon boo leen taxee def ma échelle man dina ma jaaxal lan ana défaite fii décision arbitrage. kon daanu la Modou Lo daanu la. ba ma daan ma laal suuf. kon yow considéré woo daan bi. lii mooy daan décision arbitrage yëkkati sa loxo ah victoire kolo yàlla na ko jig de en tout cas. kon victoire bi du ko jig. non waxumal du ko jig de man kenn du ma dugal dama ne. victoire kolo yàlla na ko jig. ay victoire kolo mooy taf yëngal rek bu ñu complot te jox ko. yaa ko wax nga bëgg waxuma ko de yaa ko. ah te ko wax loo
yaa ko wax de. yow yaa ne victoire kolo kolo. maanaam dañ koo taf yëpp koo xamante dañ ko tëñëx ñu ne combat ak ñu ne ko am. wax nga ko yow yaa ko wax léegi Lac daal wax nga ko. je rappelle que yéen a ngi ci seen émission sortie tey nag ñu dalal ki li nga xam ne moom moo di Lac de Guiers 2 li ñuy waxtaanee ba tey bokk na ci combat bi ak lépp lu jëm ci wàllu carrière am Lac de Guiers ñu continuer ba tey ci combat bi après combat bi dégg nañ ci wax yu bëri. waaw c'est normal il faut ñu dégg ci wax yu bëri. Lac de Guiers kenn xamee wala woon ay wax nag parce que da nga nekk mbër boo xamante ne nii. macha allah da nga xawoon discret. oui ma waaw danaa wax nag. lu tax nga wax. parce que wax dafa jot. parce que nit ki doo toog si ruq rek. ñu lay téye dina dagg rek. trop c'est trop dama sonn. da nga sës. non parce que ñoom niñ may def moo dul yoon dama am ay nit dama am ay supporters yoo xam dañuy bëggal Lac de Guiers numéro 2 kon donc bu ñu jël toor bi di ko teg sama kaw du ma ko nangu je ne le ferai jamais damay bañ. Lac de Guiers ñoom daal en tout cas daal. leen daal xam naa ko. du ma leen may ñaar dërëm léegi. du leen may ñaar dërëm dinañ dugg après xam naa ne waxu CNG yooyu yëpp dinañ ci dugg ak liñ la dagg dégg nañ la plus de 7 millions. bul fàtte 40 000 yi. 7 millions 40 000 lan la dagg. waaw. yow fan lañ ko def ana xaalis boobu noonu man laaj ñeneen la man daal safra en tout cas daal du ma leen ko baal loolu moom. ba mukk ku ko ci lekk ba ñuy sàngoo suuf ku ci lekk du ma ko baal. ku ci lekk dërëm 40 000 dafa bëri. léegi ma ku ci lekk dërëm. barki Seydina Muhammad yal na ma yàlla àtteeg yow. barki alxuraan déglu ma la chaque jour que jëfe dinaa leen ko wax du ma leen ko baal léegi nag trop c'est trop comme ñoom dañoo jóg bëgg ma jàppee benn mbaam du ma ko nangu def ma li may def ci biir stade bi. àdduna bi yëpp teg seen bët ñu retourné waat encore daggaat ma xaalis bu toll noonu du ma leen ko baal ba ñuy sàngoo suuf ku ci lekk dërëm. yal na ma yàlla àtteeg yow sama combat ñaata kii la ñaata la def na 1 an 3 mois. mu metti trop ci man ma koy dund mu metti trop amul kenn ku yëkkati alalam yëkkati jox ma. te teg ci ñu aj ko encore. xam nga la aj ko ñaata yoon lañ ko aj. jour ko bañ ne suba la combat bi ak li ma financé yëpp gan yi nga xam ne dañoo jóge fu nekk ma dund loolu lépp ma géré ñu ñëw amul lu ñuy def bésu combat bi ci benn tàkkusaan diggante 5 heures ba presque 8 heures ñu dagg ma 7 millions 40 000. du ma leen ko ci lekk dërëm bu ndaw yàlla na ma yàlla àtteeg yow ba du ma leen ko baal nag ba seen biir bàmmeel du ma leen ko baal. billaahi du ma leen ko baal. kon xanaa du loolu moom moo tax nga ne yow da nga doon bëreeg sax ba bëreeg gouvernement. non boo déggee ma ne gars yi dañ naan gouvernement man waxuma gouvernement bu maanaam état waxuma lool dama ne gouvernement làmb ji. d'accord maanaam loolu il faut nga leeral ko. man wax naa ko. parce que xam nga la moo tax. bañ fiy ko bind dañu journaliste yi bañ fiy ñëw fii di wax dama leen gouvernement làmb ji laa doon bëreel ñoom ñu jël ko yaatal ko def ko gouvernement kan moo mën a xeex ak gouvernement bu mag bi kan moo ko mën a xeex ak moom. ñu jël ko takkal sama jërëm. loolu mal entendu la. ñoom ba ma leen koy wax sama benn xarit mu ngi leen koy wax ne leen yéen ki ñu naan Massar. fi ñu muy la dëkk. mu ngi leen Lac de Guiers li mu leen wax ñëpp dégg nañ ko gouvernement làmb ji. ñoom ñu dem bind gouvernement bu mag bi. xoolal lool rek dafa ñaaw man ñi ngànk làmb laa waxuma ñi nga xamante ne tey moom mooy kan moo mën a ban doomu aadama moom moo mën a taxaw naan da ngay xeex ak gouvernement bu mag bi ban doomu aadama ku ko ci def da ngay xaru. man du ma ko def loolu ñu taxaw ñu def ma lu mel noonu ñaaw na trop. mais journalistes yi nañu wàññi tuuti di tilimal sama image nii doomu sénégalais laa fii laa juddoo mais nañ bàyyi di tilimal sama image rafetul dafa metti samay nit partout ñu may woo téléphone naa ma ne leen wallaahi yàlla bi ma tiim bu fekkee wax naa loolu yàlla naa gën a yées. mais est-ce que am nga cellule de communication boo xam ne moom mooy taxaw quand même di la wax lan nga war a def parce que mënoo nekk mbër ak sa popularité ni mu toll. ak ni la nit yi xamee ngay génn di wax du n'importe quoi ñu koy traité du n'importe quoi est-ce que am nga ñoo xam ne ni nekk nañ sa wet di la wax Lac lii nga war a wax lii bu ko wax. si am naa ko mais jour ba may wax ak ñoom. wax yu leer nañ la. ñoo ko interprété rek. waaw ñoom ñoo jël yóbbu ko foofu taxale ko ba mu jékka noonu jox ko waa gouvernement bi mais duma leen ko baal xaw ma kan moo bind loolu mais ñu toog fi ñoom ñëpp bu toog fii mais ku ko bind duma ko baal. yàlla na ma yàlla àtteeg moom loolu daal laa mën a wax
yow est-ce que Lac de Guiers des fois boo toogee doo mere sa bopp tuuti ni combat bi demee nga wax ci nit yi nag ngay wax ne dañ la comploter mais yow nga toog def benn rétrospection ne man dama mere sama bopp. mere sama bopp comme nan man mun maa mere sama bopp. parce que def naa fi lu nekk man maa fi gën a néew défaite waaw damay sant yàlla baax a baax au contraire man maa ci gën a néew défaite ci mbër yi. waaw sa palmarès moom. waaw kon donc man nu may meree sama bopp. ci combat takkusaan bu nekk indi naa ko fi. ci sa combat sa diggante ak Modou Lo amoo dara loo ciy regretté. lan laa ciy regretté bu fekkoon daf ma jàpp ne ma wëlbët kenn ci suuf dinaa am lu ma métti trop mais nii. décision arbitrage. non loolu mënumaa métti ci kanam. ñi commenté ci site internet yi yëpp ci sa sortie yi nga mujjee def dañu nekk yow t'es un mauvais perdant. c'est normal loolu lañ mën a wax ba ma daanee yëgri bi lan la ñu fi wax ku nekk ak sa gis-gis ku nekk am nga droit wax lu la neex mais man xam naa je ne suis pas un mauvais perdant man je suis un gagneur ñoom ñëpp tant qu'ils sont ñoom ñëpp ñoo taxawoon fii ba ma daanee fii Papa Sow ñu tagg samay juróom-ñaari maam ñu ma ñëw daan yëgri ñu ne mooma kon donc tey ñoom ñoo retourné waat encore waxaat lii man dinañ ma jaaxal ñoom dinañ ma jaaxal trop mais lii mënuma yëngal ci sama mayen déedéet dinaa dem ak sama xel xam ne kat lii ñuy wax nii xam naa ne nekkul ci man samay supporters xam nañ ne nekkul ci man. ak lépp li nga daj ci combat bi ci li nga wax yëpp nga daj ko ci sa diggante ak Modou Lo est-ce que pare nga tamit à affronter Modou Lo pour une 3e fois. na jaar yoonam ma jaar sama yoon tôt ou tard en tant que mu ngi ci làmb ji dinañ dajawaat. kon doyulagoo. ndax am doy na déglu man xam nga fan laay xamee ne Modou Lo ñu ne moo ma mën. mu jàpp na ma coppet teg ma ci suuf boobaa dinaa pare ci ay mbiram. tant que daanewu la rek yow doo. déglu ma la wax boola man tant que daanu ma ko moom. waaye tamit bu yàggee ngeen soof yee ñaar li ngeen di daje. parce que xam nga lan moo tax. ñun ñaar bu ñu bëree xam la dañuy calculer moo tax nit ñi dañuy yaakaar ne ñun ñaar bëriwuñu dañuy bëri ñu ngi bëri de. nit ñi ñoo xamul peut-être ñiy seetaan dañuy taxaw ne ñii bëreewuñu. yéen ñaa ñëpp seen xel yi dañoo muus da ngeen a ñor. ba mu ëpp laa la wax yéen Modou Lo deful de. xam na bu baax kuy Lac de Guiers numéro 2. buy bëri la ngóob calculé wul wallaay day daanu. ah bon léegi bu ñu jógee ci loolu noonu Lac de Guiers da la moo nekk ci kanamam. lu nekk sama kanam. ah xanaa waaj rek. nekkaat préparé dinañ noppalu quelque temps parce que 1 an 3 mois moom dafa bari dinañ noppalu bu ñu noppaloo préparé waat xaaraat yeneen combat yi nekkaat ci kanamam parce que bu ma taxee daan diw ak diw dina xaw a soof. nit yi nee nañ Tapha Tine nga fi mën a am. kan Tapha Tine. man nekk ma fii di cité mbër de. kan moo nekk sa xel. ba bëri yëpp ñu nekk sama xel. mais instant bi war nga mën a xam ne kii adversaire potentiel la bu Lac 2 nga di ko xalaat. wala nga rêvé bu mbëre kooku. du ma fi cité dama cité turu mbër mbër dañoo xaw a doy waar. maanaam. boo leen waxee ne leen kii moo nekk sama xel day yaakaar da nga koy préparé. mais en tout cas ñoom ñëpp lay préparé tant qu'ils sont. ñoom ñëpp. di waajalaat. bu baax. di dawaat complot yi. dootuma dalaat moom. nañu xam ne man complot bi ñu la complot du la dalaat. boo may nax benn yoon nga may nax wala ñaari yoon wala dootu ñett li am ni dootuma dalaat de dinaa jël samay matuwaay sur tous les plans nag ci plan communication bi. xam nga la ci plan lamb ji ci lépp dootuma leen may ñaar dërëm. est-ce que sa promoteur bii nii la tëggaloon ba nga jàpp ne yow daf la xeex promoteur boobu bu la ñëwaatee di la encaissé waat di nga nangu. moom damay liggéey. man damay liggéey de. liggéey moom bàyyi ci làmb ji nañu ñëw ku ñëw rek maa ngi fi. ku ñëw rek yaa ngi fi. Lac 2 ci sa biir nekk ci làmb ji ban ba moo nga ci dund lu la nakari. comme fan. maanaam sa carrière ci làmb gi yëpp lan nga ci mën a dund mu la nakari xam naa ne complété gi ñu la complété ren moom nakari na la trop. non trop sax. bii passé nii moom. ba ma dalee bëre ba léegi. te ñaar yëpp ci la ma dal mooy combat Modou Lo bu njëkk ba ak bii te heure bu ñu defee lool rek du ñu am lu leen neex dañuy yaakaar damay daan te duma daan man ki may daan. da ngay am ñaari waajur di julli waxtu yu juróom
ñeme entraîné. am ñaanu kilifa yi dëgg. maanaam ku ndaw du la daan. falaayam. ku ndaw du la daan. falaayam. bu ñu jógee ci loolu ci sa vie privée lan nga ci am lu la naqari loo xamante ne nii doo ko fàtte na nga wax ci ñu ci loolu lépp ci sama vie privée. sama vie privée man la concerne. duma ci wax kenn dara. Lac 2 am nga jabar. loolu tam duma ci wax kenn dara. waaye Lac 2 nag est-ce que am nga soxna. duma ci wax kenn dara. gisuñu fi ku fi daagu de kan moo fi mu la wax ndax Lac 2 am na soxna. loolu man la concerné am naa awma. mais duma ci wax kenn dara. mais en tout cas am na ñoo xamante ne xam nañ la xew. te samay xaritu journaliste lañ mais duma ci wax. say xaritu journaliste. lan lañ la xamal. non loolu sama diggante ak ñoom la. da ngay waaj takk journaliste. non waxuma la déglu ma. non man waxuma la journaliste. ñooñu ay góor lañ. ay xarit da ngay préciser. parce que da ngay waxi jigéen nga tudd journaliste ma teg la da ngay waaj sama xarit journaliste yu góor laa la wax. sa xarit journaliste góor xam nañ fi ngay labat. xam nañ sama diggante. mu fa demee lépp. da ngay labat. non waxuma la may labat de. ba léegi kon amoo dara préciser nga merci. ma ne Lac amul du ma wax dara. li nga bëgg du ma la ci fekk si. du ma wax kenn dara. maa ngi soog a comprendre lan moo tax Abdoulaye boobu naan. kuy Abdoulaye il faut nga kii benn journaliste bu lekk wala. mu ne il faut ma naan. nee na boo takkee rek am fit. astafurlah. man nu mu tudd. Abdoulaye Bob te nee na pare na pour encaisser la. nee na daf laa xool jàngal la moom pare ngeen pour bëri yee ñaar Abdoulaye Bob journaliste la war faj nee na moo la yóbbante boobu sa mbokk la. non Abdoulaye boobu moom day mbalak. day mbalak day mbalakee. waaw kon xam naa ne kon jabar bokk na ci. foo nga takk nag foo takkee di nga am. non déggu li ma la wax déggu li ma la wax du ma fi nekk di expliquer na dara. am naa woo aw ma woo du ma leen ci wax dara. amoo dara ci xam dara. amoo dara. bu la neexee mën nga wax loolu. xale jigéen yi bëgg. Lac de Guiers bu ma dugal te Lac de Guiers nag. xale jigéen yi da ngaa jantal ku fi ñëw moom di nga am problème de. lu leer laa la wax xale jigéen yi Lac de Guiers ñu bëri leen da nga jantal. xale jigéen ñoo ko wax. waaw xanaa di leen wax merci beaucoup kontaan naa ci seen. mais da nga leen di xool nga wax leen ko. merci beaucoup kontaan naa ci yéen ci wax bu rafet googu noonu. neen da nga jantal da nga boo te ñoom pare nañ pour encaisser la. encaisser la lu ñu lan moo encaisser boobu laa bëgg nga toj. ñëw daagu ci kër gi. daagu ci fa. jaaga may la fit yokku la. bu ñu ñëwee fi dañ fi fekk kenn ci biir kër gi de. kan. baax na boo génn naa la ci présenté kenn. moo yaay ak rakk lañ fi fekk. waaw baax na. Lac de Guiers amul dara voilà mu nga Lac de Guiers bu ñu ci jógee dañ lay laaj juste rek kan mooy say xarit. samay xarit. samay xarit ñu ngi toog ñoom ñooy samay xarit. ana Balla Gaye 2. ok Balla Gaye 2. da nga naan ma ca làmb ji wala fan. non mais Balla Gaye 2 da ngeen daan wootante yéen ñaar ay doom. te ba léegi ne démb rek déggante nañ démb. ay xarit ngeen. si sama frère la sama gaañ la. benn bakken. wala moo tax nga insisté ci loolu. sama frère la kay sama lépp sama doom ndey la xanaa gisoo ko li mu. mais Balla Gaye 2 bu daan bëri da ngeen di ñëw di bootante ka rogantante. léegi bu doon bëre moom. waaw. mais yow loo moo tax ma ne la li CNG décidé yoo xamagoo ci dara fu mu ne nii parce que yooyu yëpp dañ ko interdit. ah bon. boo ko defee dinañ la aj 6 mois ak amende. te defoon nañ ko fi muul. moo tax kon loolu léegi. moo tax loolu amatul. boo fa tey bu Balla doon bëri. man bu ma demee. dañ may aj 6 mois boole ci amende xaalis. ah d'accord. moo tax loolu mënatul am. léegi loolu mënatul am. waaw léegi nag moom bu fekkee préciser ko parce que sama zaage ak ñeneen ñi nga xamante ni peut-être. si loolu moom bu fekkee il faut ñu leeral leen ba mu leer. bu fekkee ay open press ak yooyu. yooyu mën nañ ñëw loolu du dara. parce que loolu mais ci làmb ji moom bu ma doon bëri. moom mu ñëw dañ ko aj 6 mois. dañ ko aj 6 mois teg ci amende. bu fekkee man la. dèjà noonu la tamit. Lac pour ñu terminer rek ci benn côté sa combat autorité yi jàppale nañ la wala jàppale wuñ la. Alioune Sall jàppale ma. Alioune Sall maire bu Guédiawaye. waaw dama koy sant baax a baax a baax Alioune Sall parce que li mu jox sama yaay booy xam nga la lépp. yegsi na ci jàmm. waaw. léegi bu weesoo loolu tey nan ngay remercier ñoo xamante ne nii yaakaar nga ne ñii ci sa àdduna ñoom def nañ ci pàcc bu rëy. comprendre ma li wax. maanaam ci sa combat ak ci sa dund ñi nga xam ne ñu ngi lay jàppale boo amee combat taxawu la. waaw ñooñu dama leen sant bu baax a baax parce que man amu seen fay tey ñu jëm ci bés yi rëy nga bàyyi sa yitte yëpp. tout yitte yëpp. xam nga donc ñooñu dama leen di sant. dañuy dugg ci àll bi. dem def lu nekk. ndax Lac de Guiers numéro 2. kon donc ñooñu amu seen fay. am ñoo xamante dañoo téye seen kurus di ma ñaanal te mosuma leen teg bët
mosuma leen gis xaw ma ci lu ñu nekk mosuma leen a gis ñooñu ñëpp dama leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. di nuyu autorités yi nekk géejuwaay gi yëpp. autorités yi nekk géejuwaay gi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ma cité la. maa ngi Aliou Sall. maire Aïda Sow Diawara. Néné Tall. Mame Boye Diao. sama tonton bu baax. yaa ngi lay jox liste de naan la defal nuyoo mbër. yaa ngi dégg. mën nga jël aussi sa liste bi ñu la jox. Mame Boye Diao. Mame Boye Diao. man ñii ñëpp jàpp naa leen. Mame Boye Diao. yaa ngi dégg ñu dem ci Bouka Zali gis ngeen Bouka Zali nu mel ci combat bi. Bouka Zali. ñoom ñëpp. Néné Tall. xam la autorité géejiwaay gi yëpp. Malick Sène moom. kooku moom sama papa la. sama papa la sama lépp la parce que dafa am lu tax ma wax ko dafa nekk ni nga xamante ne ñëpp la tons moom. tonsu Lac de Guiers numéro 2 la. waaw Alaaji Guèye. aw ma fayam. yàlla na ko yàlla fay xolam. maa ngi sant nag Ngañ Demba. Mbay si Mama Ndey Fall. Laat Diop moom. combat bi dafa yëkkati xaalis bu bëri. jox ma maa ngi sant waa Ikiri Guèye maa ngi sant waa Ikiri Waalo. Ikiri Waalo. tonton Jules Guèye moom France la nekk maa ngi koy sant di ko gërëm. d'accord. di nuyu waa Ikiri Waalo gi yëpp sama boy yi nga xam ne ñoom laay àndal. lu mel ni Ino Lac de Guiers Junior. Ndiaye mooy Ndiasse sama doom day. ñëpp di gërëmaale aussi Walf TV mi la may occasion. faa nga gërëm Walf TV. non Walf bi naa ko gërëm Walf TV moom naa ko gërëm. mais géejuwaay gi. maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax. d'accord. parce que sonn nañ ci combat bi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen masalu coono. jërëjëf d'accord. waaw. d'accord di nuyu waa Walf TV. di leen ñaanal bu baax a baax yàlla defal leen jàmm. yokkal leen xéwal gu bëree bëri ci barki Seydina Mouhamed. di nuyu kilifa ga. xam nga maa ngi koy ziar bu baax a baax di ñaan yàlla yal na yàlla guddal fanam. kaa fo mbandi ngol anankam mooy laal. aldi maa fele côté ata fasila kal daani duwala aketa ñaawoo ñaa mbaal daano lo duwala Casamance bee si aussi bépp xeet si aussi mbaal daano alye duwa ka fanfan caajaay ñëpp bàyyuma kenn tonton Mbaye Diouf Dia maa ngi lay sant bu baax a baax ak Omar Omar Youm. voilà jeex na tàkk mënuñoo quand même tàggu yëpp ñëpp mais képp koo xamante ni Lac de Guiers 2 rek jàpp nga ci combat am yaakaar naa ni gërëm na la bu baax a baax sant la ñuy gërëm bu baax a baax yi tamit ñu jàppoon ci émission bi yëpp ba mu daal di yemb di gërëm Lac de Guiers 2 mi nga xam ne ni may nañu quand même ñu daal di ñëw ci këram saafonte moom waxtaan ak moom li nga xamante ni mooy ay di njàmbat nekkoon combat bi doxoon ci diggante mag Modou Lo et je pense que mbokk téléspectateurs yi ngeen ñi seetaan ak sunu mbokk auditeurs yi à travers Walf FM ñi déglu xam nañ tey lan moo nekk ci biir ginnaaw combat bi ak lan moo nekkoon ci xolu kii di Lac de Guiers 2 et je pense que yëppul na leen ko ba ku ci nekk xam fi nga xam ne ni foofu la daal di taxawee ñuy gërëm bu baax a baax équipe technique bi nga xam ne ni ñoo jàpp ci émission boobu daal di yem ci réalisation bi kii nga xam ne moom moo di Papis Mbaye la woon feggoo ceeg topp di gërëm bu baax a baax kii nga xam te ni moom moo di Demba Podor moom nekkoon ci montage beeg yi ni mel di gërëm Moustapha Diop ak Modou Diouf ci coordination beeg yi ni mel Oustaz Assane Diouf di gërëm aussi équipe bi yëpp Walfadjri nga xam ne ñoo nekkoon sama ginnaaw kile di Pape Alioune Mbaye aussi Pape Alioune Mbaye bu sport bu Walfadjri rawatina émission lamb bi muy def maa ngi koy gërëm bu baax a baax ci jàpp gi nga xam ne jàpp na ko ci réalisation émission bi mbokk yéen tamit maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di leen jox dig daje ci beneen ayu bës ci beneen daanaan